jëf mbokk yi rafetlu seen ànd ak télévision Time for Africa dal leen jàmm ci xibaar yi luñ fi nar a waxtaane bokk na tey la juróom-ñetti fan ci weeru mars nekk bés boo xamante ne moom la àdduna wër nga këpp di màggal ak yelleefu jigéen ñi te mu ren ji nag lu ñu bëgg rek moo ñu tollale góor ak jigéen ñi fii ci Sénégal naka noonu ñu wax ci wàllum cas de divorce yu bëri yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko jamono ji fii ci Sénégal lu ëpp junne ak juróomi téeméeru divorce moom la ñu daal di enregistré ci atum 2021 askan wi nag dañoo jàpp ne ñàkk a déggoo yu bari bu nekk ci couple yi loolee moo ko waral DER di délégation en entrepreneuriat rapide ñoom nag tey del nañ doon féete seen ñeenteelu at ginnaaw ba mu dooree Sénégal bés la tamit boo xamante ni dañ ci daal di xamle bilan bi nga xamante ni ba ñu dooree ba tey nag amal nañ ko fii ci Sénégal xibaaru bitim réew ak xibaaru tàggat yaram ñoo jeexal jotaay xibaar yi mbokk yi nes tuuti ma dikk ñu faram fàcce di leen dalal bu baax a baax mbokk yi junjoon naa leen ko ci bopp xibaar yi tey la 8 mars juróom-ñetti fan ci weeru mars 2022 tey la àdduna wërngër këpp di màggal ak yelleefu jigéen ñi bés la tamit boo xamante ne ren dañ koy jagle ñu daal di leen ci tollool góor ak jigéen waaye bés la boo xamante ne fii ci Sénégal ñu bëri ci jigéen ñi lu ñu bëgg rek mooy ñu yokkaleen seen congé de maternité ñu teewlu reportage Barthélémy Koli. ci journée bu ñuy jégle jigéen yi ñoom nag ñu ngi laajte ñu may jigéen yi ay fanu noppalu yu bëri ginnaaw bu ñu mucc ba pare. ma xalaat yaakaar naa ni war nañ ko mën a yokk ndax boo xoolee ba xool jigéen bu nekk ça dépend selon son organisme ni ngay reprendre maanaam boo feebaree ba pare sa convalescence ñaata temps la lay jël rawatina wasin nag ndax dafa nekk benn acte boo xamante ne c'est assez délicat. am na ñoo xamante ne macha allah bu ñu wasinee tey suba mën nañu reprendre seen activité comme am na ñoo xamante ne bu ñu wasinee da leen jël de temps pour mën a reprendre seen activité te loolu tamit mu ngi dépendre ci nit ki nu mu wasinee. nooyantal jigéen ci wér-gu-yaram bi tax na dañoo war a may jigéen yi ñu noppalu lu bëri. congé maternité luñ ko may jigéen rek doyul parce que déjà le fait de tomber enceinte psychologiquement daf lay atteindre. Et puis au-delà de ça également yombul ngay alterner entre sa vie de famille ak sa liggéey donc moi je pense que dafay compliqué trop bu ñu mënoon may sax ba 1 an sax jar na ko. congé maternité jigéen bu mucc ba pare dafa baax lool loolu daf koy jàppale mu mën a noppalu bu baax ci wàllu physique bi ak psychologique bi balaa mu mën a tàmbali liggéeyam ci liggéeykaay bi. jërëjëf Barthélémy Koli ci reportage boobee dañuy desandi ba tey rek ci wàllum 8 mars bi bés la boo xamante ne tamit dañ ciy màggal jigéen ñi bés la boo xamante ne dañ ci daal di tudd jigéen ñi nga xamante ne dañoo jàmbaare ak fépp foo xam ne foofu lañ nekk di liggéeyee bés la boo tamit boo xamante dañuy dénoncer violence ak lépp métital bu nga xamante ne ñu ngi koy def jigéen ñi fii ci Sénégal ak ci àdduna bi. ñor naa leen ko ci bopp xibaar yi nag mu nekk lu jaaxal askan wi li nga xamante ne moo soxal wàllum divorce yu fii Sénégal mu bari lool nag bu ñu xaymaa mu toll ci junne ak juróomi téeméeri cas yoo xamante ne dañ ko daal di enregistré ci atum 2021 bu ñu sukkandikoo ci askan wi nag ni na li ko waral mooy ñàkk a déggoo bi am ci couple yi diggante ku jigéen ki ak ku góor ki loolee ko waral reportage de Souleymane Soxna. Sénégal nag jamono ji nemmeeku nañu fi sëy yi tas di gën di bëri saa su nekk rawatina fii si Dakar loolee nag li ko waral bëri na rawatina infidélité bu bëri bi nekk si góor ñi ak sëy yi nga xamante ni intérêt moo ci ëpp. il faut xeex bi continuer ci aar jigéen ñi et que loolu ni ñu ko mën a defee mooy aar leen ci entreprise yi ñu liggéeyee aar leen ci fi ñuy jaayee moo xam si marché ba aar leen tamit ci yeneen cadre yi nga xamante ne foofu la ñu nekk di liggéey parce que fu ñu nekk rek ñoom ak. lu waral nag sëy tas di gën di bëri fii si biir Sénégal du dara lu dul ñàkk yar gi ñu nemmeeku si jigéen ñi ak sëy bu ñuy dem ngir wuti seen i intérêt. dañoo yaratul nit ñi base bi mooy d'abord éducation de base maanaam xale bu jigéen boo ko tàggatee yar ko jàngal ko waxu liy sëy mu xam ne sëy jaamu yàlla la. loolee waral nag ñuy ñaax nguur gi ak ñi nga xamante ni am nañu doole ci réew mi ñu gën a jox gëdd jigéen ñi ak ñi gën a xool naka la ñuy def pour wutal leen liggéey. il faut que ñooñu ñu protéger leen moo xam kuréelu gu ëmb jigéen ñi moo xam nguur gi moo xam lépp il faut que ñu teg ay barrières yoo xamante ne dafay protéger jigéen ba nga xamante ne sàmm ko aar ko ba nga xam ne dina mënu mucc ci yenn musiba yi.
tey jii di juróom-ñetti fan ci weeru mars bu ñuy jagleel jigéen ñi ci bés bi nag nemmeeku nañu ne sëy yu tas dañuy gën di bëri fii ci Sénégal li ko waral nag mooy infidélité bi ñu nemmeeku ci góor ñi ak sëy yu intérêt yu bëri yi gën di am saa su nekk loolee waral tey ñuy gën di nemmeeku sëy di gën di tas. ginnaaw kàddu yu duppee ci askan wi nag bu ñu sukkandikoo ci kuréel bi nga xamante ne mooy saytu wàllum divorce fii ci Sénégal moom moo daal di xam ne lu toll ak junne ak juróomi téeméeru cas de divorce moom lañ daal nemmeeku ci atuma 2021 nag lu toll ci 10,37 maanaam fukki junne ak fanweer ak juróom-ñaari yenn divorce yi nag li ko waral mooy ñàkk a déggoo yeneen cas yi nag lu toll ci juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñeent li ko waral mooy ñoom ñaax dañuy waxtaan ba juboo kenn ku ne dem sa yoon li ni mel nag nekk loo xamante ne jamono ji gis nañ ko mu bari lool ci Sénégal askan wi nag war nañ cee jokko laata muy jéggi dayo ñu desandi ba tey ci wàllum 8 mars xam nga ne bés la boo xamante ne nag dañuy daal di def trajet jigéen ñi nga xamante ne dañoo am jaar-jaar bu jéggi dayoo rawatina sax bu ñu nekkee jigéen ñoo xamante ne dañu dugg ci wàllu média xam ngeen yombalu occasion la nag fii ci TFA ñu daal di amal ab entretien ñun ak suñu directrice bi nga xamante ne mooy wuyoo Kumba Cubb ñu teewlu Momat Seck. bëccëg bi ñuy jagleel jigéen ñi jot na nag ñi xamle ki nga xamante ni moom mooy Kumba Cubb mu juddoo France màggee fa moom soxna si ginnaaw nag bi mu jàngee li nga xamante ni moo di wàllum journalisme bi mu amee fukki at ak juróom foofe sa France si la nag ñëw fii si Sénégal boobu ak léegi ñeenti at moom soxna si ginnaaw nag bi mu ñëwee bokkam fii si Sénégal yombul woon dara. Très difficile, honnêtement, c'était très difficile, ça l'est toujours, hein. Il y a pas mal de complications lorsqu'on veut. waaw dëgg la man nag France laa juddoo bi ma màggee foofu après ba ñëw fii ci Sénégal mi fii ñëw nag métti na lool bi ma ñëwee nag laa gëm ne daal war naa mun a samp li nga xamante ni mooy organe de presse tey nag boo xoolee organe de presse bi ma ko sampee métti na lool ginnaaw nag bi may ñëw Sénégal ndaxte nag nga ñëw dëkk boo xamante ni wax dëgg yàlla déggoo langue bi nga xamante ni wala kàllaama bi ñuy wax dafay métti lool waaye nag mujj naa toog. itam yëpp nag mooy fexe ba ragg deru africain bi nga xamante ni dañu ko gàkkal moom Kumba Cubb loole nag ngir mu am foo nag mu samp ab organe de presse boo xamante ni foo nag mu fay jaaralee lépp li nga xamante ni dafay rafetal lii di deru africain bi. Il y a plusieurs années, c'était, je m'en souviens, j'étais dans la boutique de l'île de Gorée. Time Africa nag bi ma koy samp xel bi maa ngi ko jëlee ci ab ndaje bi nga xamante ni amaloon nañ ko ca diwaanu Gorée mu am ab waajoo xamante ni wax dëgg yàlla moom sax mën naa jàpp ne daf ma bëggoon muy wax nag lu jëm ci Afrique naka lay def ba développé ak tamit image yi nataal yu baax yoo xamante ni dañu war a wane Africa léegi nag loolu moo tax mu am idée boobu. itam yëpp nag mooy fexe ba ragg deru africain bi nga xamante ni dañu ko gàkkal moom Kumba Cubb loole nag ngir mu am foo nag mu samp ab organe de presse boo xamante ni foo nag mu fay jaaralee lépp li nga xamante ni dafay rafetal lii di deru africain bi. dëgg la dafay métti si soxna nga nekk jigéen bëgg nag def lu rëy moo tax nag bi may samp télé bi ak organe bi ay métti yoon noonu lool. waaye nag jigéen nag moom da ngay gëm sa bopp gëm li nga doon tëj bunt yi nga xamante ni daf lay yàqal su ko defee di nga mën a nag doon li nga doon loola tey moom tax ma doon ki ma doon tey. Et là pour le coup c'est extrêmement compliqué. anam yi nga xamante ni moom la soxna yi di dundee fii si diwaanu Afrique jaaxal na ko lool donte sax mu ngi dëggal ne jigéenu Afrique moom jigéen yu mucc ayib lañu waaye nag am na loo xamante ni war nañ ko xoolaat ngir ñu mën a dund bu rafet. waaw yoon moom dafa war a def liggéeyam su ko defee rek comme ni ma ko waxee sànq jigéen ñi daañu mën a nekk si nekk bu rafet yaakaar naa ne loolu moom mooy solution bi ngir na jigéen ñi bu ñu tëddee mën a nelaw. On ne peut pas rééduquer quelqu'un, on ne peut pas éduquer quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans. C'est quand même un peu difficile. ginnaaw bi mu ñëwee Sénégal boobaak léegi ñeenti at Kumba Cubb xam na yoon wi muy jaar ngir nag nekk jigéen boo xamante ni jigéen bu jàmbaar dëgg moom mooy directrice générale publication magazine bi di Time for Africa mu nekk magazine boo xamante ni fukki junni exemplaire la ñu koy def di ko nag dugal fii ci Sénégal tey jii organe de presse bi ñaar fukk ak ñetti doomu aadama ñi nga fay liggéey. jërëjëf Momat Seck mu nekk jigéen boo xam ne ku jàmbaar la ginnaaw bi nga xamante ne daal nañu waxtaane ak moom ci wàllum jaar-jaaram ci naka la def
def ba daal di egsi wala sax ba amala boppam li nga xam ne rek mooy média bi ñu nekk di Time for Africa. ñu wax ci leneen junjoon naa leen ko ci bopp xibaar yi l'ADER nekk kër goo xamante ne rek dafa jóg ngir jàppale ndaw yi ci wàllum entrepreneuriat tey jii la doon féete ñeenteelu atama fii ci Sénégal naka noonee ci bés bi naka daan nañu wax nag yëgal askan wi li ñu liggéey ci at bi nga xamante ne moom lañ door fii ci Sénégal Ousmane Niar teewoon na fa. DER délégation à l'entrepreneuriat mu nekk structure boo xam ne dañu ko taxawal ngir mën a gunge askan wi ñu am seen propre entreprise ci finance boo xam ne bile kuréel moo koy def tey nag muy féete ñeenteelu atam ki nga xam ne nag moo ko jiite nekk délégué général bi de l'entrepreneuriat mu ñuy wax ci statistiques yi nga xam ne jot na ko def. projet bi nag moom nekkul ne rek li ko tax a jóg mooy financé waaye tamit dañuy tàggat ndaw ñi ba ñu am xam-xam ci seeni mbiri bopp. tey nag mu tombeek nag bés boo xam ne dañuy màggal jigéen ñi bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne nag moo jiite bile barab mi ngi xam ne ñoom saa su ne dañuy dañuy gunge jigéen ñi ci seen yi ñuy yëngatu seen entreprise yu ndaw ndawaan yi ci benn plateforme boo xam ne ñu ngi ko tuddee noonu crédit. DER nag moom bu ñu sukkandikoo ci njiit gi mu gis ne bokk na ci ay perspectives maanaam lu mu dëtmal chaque année mu am 500 milliards de francs CFA waaye ay bëgg-bëggam du lool kese bëgg na tamit saa su ne muy gën di mën a financer ndaw yi waaye tamit di waxtaan ak ñoom di leen gindi ngir ñu gën a xam lan mooy njariñu entrepreneuriat ndax nekk na loo xam ne bu ko ndaw yi defee ci seen bopp kenn ku ne da nga dem ba mën a yor sa entreprise u bopp. bu ma ñëwee si bilan bi bu DER lu ñu jot a def 2018 ak léegi si wàllum financement toll na si 80 milliards de francs CFA 80 milliards de francs CFA yi def na si lu ëpp 200 000 bénéficiaires si Sénégal yëpp. projet bi nag moom nekkul ne rek li ko tax a jóg mooy financé waaye tamit dañuy tàggat ndaw ñi ba ñu am xam-xam ci seeni mbiri bopp. loolu bu weesoo DER day def lu ñuy wax formation maanaam tàggat yaram tàggat et bu ñu defee tàggat ak formalisation bi dinañ leen jox financement yi nga xam ne dina tax seen entreprise gën a dox. tey nag mu tombeek nag bés boo xam ne dañuy màggal jigéen ñi bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne nag moo jiite bile barab mi ngi xam ne ñoom saa su ne dañuy gunge jigéen ñi ci seen yi ñuy yëngatu seen entreprise yu ndaw ndawaan yi ci benn plateforme boo xam ne ñu ngi ko tuddee noonu crédit. loolu bu weesoo tey si suba ba midi ba 13h lancé nañu ay programme yu bees wala célébré nañu ay programme yi nga xam ne taxawal nañu ko. bi si njëkk mooy programme bu ñuy wax PAFI projet bi nga xamante ne délégation générale l'entrepreneuriat pour les femmes et les jeunes moo koy gérer si financement bu état du Sénégal gouvernement bu Sénégal banque africaine de développement ak agence française de développement lu toll si 73 milliards de francs CFA si ñetti at yi di ñëw pour jàppale ndaw ñi ak jigéen ñi entrepreneur yi. DER nag moom bu ñu sukkandikoo ci njiit gi mu gis ne bokk na ci ay perspectives maanaam lu mu dëtmal chaque année mu am 500 milliards de francs CFA waaye ay bëgg-bëggam du lool kese bëgg na tamit saa su ne muy gën di mën a financer ndaw yi waaye tamit di waxtaan ak ñoom di leen gindi ngir ñu gën a xam lan mooy njariñu entrepreneuriat ndax nekk na loo xam ne bu ko ndaw yi defee ci seen bopp kenn ku ne da nga dem ba mën a yor sa entreprise u bopp. présenté nañu programme yi ñuy wax fonds de soutien à l'innovation nga xamante ne mooy financement bi président Macky Sall taxawal jagleel ko entrepreneur yi nekk si wàllu xarala yu bees yi ñuy wax numérique lu toll. ñu wax ci lakk bu métti bi am niki démb salle de vente fa la nekkee ca Sandaga ñi nga xamante ne nag ñi nga xam ne dañoo yàqule seen i bagage yi dafa yàqu ñoom nag daal nañ yëkkati ay kàddu ñi ñaan nguur ngi rek ñu daal di leen dimbale ci yenn moyen ngir ñu mën a jëndaat ay bagage rek chargé waat seen boutique yooyu ñu déglu kenn si ñoom kuy wuyoo Njool Fall. waaw lakk bi daal ñu toog boori 4 heures daal ci la courant bi explose benn courant bu ñu nekk daal moo explose foofu la lakk bi commencé. non actuellement fii nii mënaguñ ko expliquer merci. xol dafa tooy quoi merci. li ma lakkale moom bu ma taxaw sax di la ko wax mën naa am doo ko gëm mais li firnde ji daal moom mën naa la woon ci yi ma lakkale fii ci xëy na yi ma ci foto laa la mën a woon
mais lépp du salon cuir daal lakk naa ko yoo xam ne lu bon boo ko doon jaay lu mu tuuti 800 750 mën naa ko jaay mais nag noonu la yàlla dogal man de lii am na mais dama koy sant yàlla rek parce que nit moo ëpp lii man maa ngi koy nettali damay sant yàlla métti na nag lool ndax fi yàgg nañ fi te lii mosu fi am kon bu amee rek xam ne lu yàlla dogal la man daal maa ngi koy sant yàlla daal amut lenn lu ma ci naqari lu sant yàlla rek laay def métti na nag affaire bi mu amee jóg nañu ñun ñëpp jéem nañ génne photo yi fii mais sapeur pompier bi amuñu ndox dikk nañu gaare oto baare nañ fii kenn mënut a jàll ndox mi di affaire bi di tàkk dañuy seetaan daanaka boo defuñu fi dara bu fekkee dañoo am ndox am na fa fàgg mais jéemuñu fi loolu dara sans place bi fii tàkk na ba wër daanaka tàkkul mais dafa jékki-jékki tàngoor jàpp ko ma gis mi saxaar ci biir te boobu 9 salon ngi ci côté bi benn 3 salon muy 12 salon ak yan yëpp la dara génn li ma génn woon 3 salon xam nga ñeent fii la tàkk ci kaw tali bi waaw day fii ne musuma yaakaar ci état dara lu dul man dama doon góorgóorlu di faj samay soxla bu dakkee mën naa góorgóorlu sant yàlla waaw lu ma am baax na ma yàlla man daal yëkkuma sama aajo ci kenn ku dul yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba lu ma am man lu may jariñ Serigne Touba maa ngi koy góorgóorlu ci kàttanu yàlla barke Serigne Touba ku ma mën a dimbali waaye man soxlu ma ci kenn lu dul ma nekk fii ma doon nekk di liggéey bu ma amee place bi daal man naa góorgóorluwaat lu ma fa man ma def ko fi waaye donc du ma sàkku ci kenn ku dul yàlla ak yonent bay Sëñ Tuubaa lu ma yàlla ak yonent bay Sëñ Tuubaa jox ma doyloo. jamono joojee beneen lakk am na niki ci suba foofee ca Kabatoki nekk benn village ca commune bu Kaolack foofee tamit benn atelier menuisier moo daal di lakk nag laalaale benn cantine bu doon jaay ay fëgg jaay daanaka daal dara desu fa ci suba si naka noonu sax ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ca quartier ba ginnaaw ba ñu jaaxle dañoo mujjee tàmbali rek ab ket ngir jàppale ñi nga xamante ne ñoo yoroon magasin bi ak cantine bi ngir ñu jàppale leen ñu mun a jëndaat ay bagage leneen lu soxal wàllum violence yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci wàllum école yi nag mi ngi gën di law fii ci Sénégal ca Fatick daan nañ wëññi lu toll juróom-ñeenti cas ginnaaw bi nga xamante ne nag sukkandiku nañ ci organisation yi nga xamante ne ñoom xeex ngir jëlee fi violence yi ñu def jigéen yi naka noonu ca atuma 2021 lañ lim boobu foofee ca Fatick tax na sax ñu daal di former ay enseignants yu bari yoo xamante ne dañuy nekk ci école yi ngir aar jigéen yi nga xam ne dañ leen fay sàkku fayukaayu lakk ñu gën ko xam ci extincteur loole nag jafe na ngir nga gis ko ci immeuble te donte sax yenn ci oto yi wala ci bus yi la ñu am askan wi nag la ñu gis rek mooy li ni mel nag war nañ ko amal ci immeuble yi ndax bu ñu seetloo nombre nit ñi nga xamante ñoo fa dëkk ñu seetaan micro territoire bu Elisabethine. dañuy wax extincteur ci nasaraan te muy benn jumtukaay bu nga xam ne day dimbali ci benn bâtiment boobu liggéeyukaay la wala dëkkuwaay la mu di doon day fay taal day fay safara loolu lu war la parce que ndaxte dafa nekk li nga xam ne lieu de travail ak saa yi day am ay risques yu nga xam ne ay safara bu tàkk wala kii tabax bu tabaxee ba pare pen bi mu def ba mun a jënd carreau peinture et console la war a mun a créer des trucs pour la sécurité moo jëm ci inspecteur moo jëm ci bouche d'incendie et console mais loolu tamit dafa am ñoo xam ne loolu lañ leen fi taajee pour ñu suivre loolu nañ ko suivre bu réglé beneen bis topp muy lan les gens doivent avoir la culture di xam lu war a am ci bâtiment lan la donc loolu en fait lu mën a bàyyi xel la defe naa dañoo war a sax def ñu wax sensibilisation maanaam yëgal nit ñi nekk risque bi ñu koy wax tàkk-tàkk dafa nekk yéen yi nga xam ne war na ci bàyyi xel comme xam ne dëkkuwaay si def ay extincteur waaw moo gën ñuy wax magaroo gën fay. par exemple man bâtiment bi ma nekk biñ ñëwee fekk ay inspecteur adjudant chef gendarmerie bi daf ñu wan nan la ñuy utiliser extincteur boo dindee goubi bi affaire yooyu ak nan nga koy appliquer sur feu bi kon kooku initié nañ en quelque chose kon le truc doit se passer comme ça ba ku si nekk boo nekkee ci bâtiment lu munti xew nga mun a jël say matuwaay ne lii la
comment s'organiser pour pouvoir faire taal bi comment s'organiser pour pouvoir def leen ak leen ak leen. jërëjëf Elisabeth Tine ñu dooree xibaaru bitim réew ba fële ca Tunisie président Kais Saied nag moom daal na mise en place benn organe bu yees bu soxal wàllum yoon foofee ci réewam naka noonu ñu wax ca Libye foofee nag président de la transition dafa daal di lànk ci accord bi nga xamante ne moo soxal wàllum yemale góor ak jigéen foofee ca Libye naka noonu ñu wax ci wàllum interview bi nga xamante ne Donald Trump nekkoon njiitam réewu Amérique amal na ko ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom la Ukraine ak Russie di jànkonteel jamono ji leeral yi ak Kassim Lisiba. ca Tunisie ab organe bu bees buy saytu lépp li jëm ci wàllu yoon boo xamante ni yàggu fa dara mu tegu door na ab liggéeyam altine ji ñu génn loolee ki ko teg du kenn ku dul président Kais Saied gannaaw ba mu wóotoo li nga xamante ni moom mooy conseil national de la magistrature ba nga xamante ni dafa jàppoon ni ñoomee dañoo corrompu gannaaw ba mu suspendre parlement bi nga xamante ni moo ko faloon daal di dàq gouvernement bu réewum Tunisie ci weerum juillet 2021 président Kais Saied moom dafa dissoudre juróomi fan ci weeru février bi ñu génn conseil supérieur de la magistrature di ab instance boo xamante ni féetuwul benn boor ñu amal ko samp ko li nga xamante ni moom mooy atum 2016 moomee lan mooy cëram li nga xamante ni moom mooy nommé ay juge loolu la ko président Kais Saied daal di sampé conseil des ministres bu réewum Libye transition bi nga xamante ni Abdel Beba moo ko daal di diriger daal di ne suspendre li nga xamante ni moom mooy déggoo bi doxoon seen diggante ñoom ak Nations Unies ci li nga xamante ni moom mooy tolloo diggante góor ak jigéen boobee dogal mu ngi jip gannaaw ab réunion bu gouvernement bi daal di tëral gannaaw loolee nga xamante ni ay bés moo desoon ñu daal di féete li nga xamante ni moom mooy journée internationale des droits de l'homme bu ñu sukkandikoo ci bataaxal bi nga xamante ni moo soxeeku ci gouvernement bu Libye décision bi ñu ngi ko jël di suspendre boobee accord gannaaw ay njàkk déggoo li nga xamante ni moo dox ci yenn article li nga xamante ni moom Nations Unies daal di jébbal réewum Libye ak li nga xamante ni moom mooy charia la digle ci réew mi nga xamante ni réewum Libye la nga xamante ni ñoom charia la ñuy topp ki fi nekkoon président bu réewum Amérique Donald Trump àdduna ci li nga xamante ni moom moo jëm guerre ba jëm faye ca réewum Ukraine ci ab interview bu mu daal di amal moomee président États-Unis ba woon daal di lay xam ne ni na moom amoon ay relation yu baax a baax ak président Vladimir Poutine nee na moom mi sax sañul woon def loolu ba mu nekkee ci nguur ga loolee la président Trump daal di xamle nee na ñoom ñaar ay xarit lañ woon waaye dañ doon wax naan réewum Russie ab puissance nucléaire la woon mais moom ba mu xamoon ne lii mën na nekk ba léegi mënu koon def ndax yàgg naa bëgg faat loola bëgg dem envers réewum Ukraine waaye sañu ko woon te ba muy nekk président nee na bu ko defoon rek moom président Poutine loolee nga xamante ni Donald Trump daan na ko wax mooy dina bombarder Moscou te nee na moom gëm na ko lu tuut sax waaye jàpp ni loolee doyoon na ba musul xalaat benn yoon envers réewum Ukraine ca ba mu nekkee président moomee la mu wax continuer wax président bu États-Unis ba woon nee na moomee Vladimir Poutine xalaatul woon benn yoon li nga xamante ni moom mooy lii mu nekk ni di def nee na sañoon na bu ko defoon nag boobu ba léegi kenn waxatu ko ndax daa ne bombardé bu yàgg réew Moscou loolee la président bi fi nekkoon si fee si Amérique mi nekkoon locataire Maison Blanche daal di tëjee interview boobee mu doon amal. ginnaaw xibaaru bitim réew dañuy dooree xibaaru tàggat yaram ak coupe du monde U20 jigéen yi gaynde yu Sénégal nag dinañ daal di tase ñoom ak Nigéria fukki fan ak ñaar ci weeru mars soxal wàllum coupe du monde jigéen yi ñu wax ci leneen match bi war a amal diggante Sénégal ak Égypte le 26 nag mars lañ koy amal foofee ca benn city naka noonu gaynde yu jigéen yi ñoom nag ñoo dóor Mali Maroc ak Guinée fii la ñuy buuree xibaar yi mbokk yi lii moo gënoon fës ci xibaar yi ñu leen di jaajëfal ci ànd beeg déglu bi di leen doxoo dig daje ba suba incha allah te di ñaanal jigéen yi bonne fête à toutes les femmes du monde.